sama waa ji ziar naa la Fall madame Niam maa ngi lay delloo ziar. di la jaajëfal di nuyu ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci plateau bi. ñu lay jaajëfal aussi donc immobilier. gis nañu fi nga fol. waaw yi laay def ak yeneen. waaw loolu la. kañ ngay waxi sa sujet yow. waaw immobilier bi dañuy wax li jëm ci wàllum location bi. xam nga wàññi nañu prix ceeb bi diwlin bi. ba mu des li nga xam ne itam fa lay nit ñi di tëdd. surtout donc ci kanam tuuti ñu koy waxtaanee ak sunu gan gi. waaw suñu gan gi papa Amadou Sow ñu ngi lay ziar bu baax. leen di ziar. di am mbégte wuy si ci invitation bi. ñëw fi nag ci turu mouvement de la demande sociale. MDS ñu désigné ma ñëw war a tontu ci laaj yi nga xamante ne ni suñu xarit Abdou Khoudoss Diallo daañu ko posé. ndaxte tey bu ngeen seetloo wax dëgg yàlla dëkk bi ni mu demee. situation bi nga xamante ne moom la askan wi di dund. métti na. baax na nag ñu jàngat ko de fond en comble. waxtaan ci ak nit ñi mais aussi alerter. autorités yi nga xamante ne ñoom ñooy jël décision. est-ce que décision yi ñuy jël. mi ngi impacté. ci situation ay ca léegi dañ ci dem sax jëli immobilier. alors cherté de la location comme ni ko Abdou Khoudoss Diallo di waxee léegi rek moom la fas yéene waxtaanee Khoudoss ñu bàyyi la ak sa invité. waaw sunu gan gi di Amadou Sow yow nee nga ci association mouvement de la demande sociale maanaam ñi nga xam ne li gën a itteel askan wi ci loolu ngeen di dox. mais ñun dégguñu leen benn yoon bi nu wàññee prix yi wàññi ceeb beeg diwlin beeg ñoom seen. location bi mi ngi nii wote woon nañu loi bi 2014 pour mën a fexe ba wàññi njëgu location bi à travers des pourcentages bien entendu selon bërëb yi nga xam ne moom ngay jël bu nu jëlee par exemple li nga xamante ne moom mooy su fekkee 150 000 nga doon fay ci location bi am na baisse de 29%. bu dee diggante 150 000 ak 500 000 ñu ne wàññi nañu 14%. bu fekkee ne léegi location bi ngay joxe ci au-delà de 500 000 francs dafa am une baisse de 4%. est-ce que fi ñu toll tey respecté nañu loolu. jërëjëf Abdou Khoudoss laata ma tontu ci sa question da nga may baal ma dellu ci d'abord ci kuréel googu. nga xamante ne mooy mouvement de la demande sociale c'est un mouvement spontané d'abord qui regroupe des personnalités de fortes personnalités de la société civile, des acteurs politiques et d'autres personnalités individuelles. Est-ce que duñu ay bailleurs? Déedéet dama naan déedéet bëri na nag ay kàngam yu ci nekk. parce que tamit dëkk bi loolu moo fi am. ñi nga xam ne ñoom ñooy wax di naan ñoo nekk ci association yi ñoom ñooy les bailleurs. ñoom ñooy dem toog discuter ak le gouvernement. après c'est le locataire bi nga xam ne moom yëgu ci tinu ci moom mooy souffrir. jërëjëf pour introduire rek damay wax ne tey état en tant que responsable gis nga réew. dafa war a dox ci lu ñuy wax norme la normalisation kuréel boo gis secteur boo gis ña ko jiite dafa war a am lu leen tënk ña nga xam ne ñoo cay dox aussi am lu leen tënk bu fekkente ne loolu am na ci réew jafe-jafe du am boo seetloo boobu ak léegi 2014 état jël na ay mesures mais l'application pose problème lan moo ko waral mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi dañu ko libéraliser bàyyi kenn ku nekk di def li la neex te li may wax ci sama njëlbeenu wax mooy normalisation dafa baax. léegi yéen ci secteur waa mouvement de la demande sociale lan ngeen constaté ci wàllum yokkute location bi. moom dinaa ci ñëw li ñu constaté mooy wax dëgg yàlla la vie aujourd'hui à Dakar et au Sénégal la vie est chère li tax dund gi seer mooy d'abord
location bi nga xamante ne mooy njëlbeenu sukkaslaayu famille tey ñu ci bëri dañu mel ni man ay góorgóorlu lañ amaguñu kër gu ñu moomal seen bopp ils sont obligés nga louer mais bul fàtte ne secteur boobu dafa bëri ñu nga xamante ne tey ñi ngi ci biir yàggul dara le ministre du commerce jël na ay dogal ne ki nga xamante ne mooy courtier bi mooy locataire bi buy louer ci bailleur bi ñaari mois kese la am droit joxe jël arrêté waaw loola ba fi ñuy wax ak yow ni amul application li ko waral mooy ñi nekk ci secteur bi daf ci am ñu nga xamante ne ni ay nit la ñoo xamante ne du seen profession da ngay gis ci benn gox demal fu mel ni Gueule Tapée wala fu mel ni Médina wala fu mel ni feneen ci Ndakaaru ku dugg rek ne courtier la alors que courtier dafa war a am statut ñu définir ko mu war a am aussi këyit guy firnde ne kii courtier la yor agence buy dox di fay impôt nga am njàng ak xarañ bu tax nga war a xam ci immobilier pour dox ci ñaareel bi mooy ñi nga xamante ne dëkkuwaay bi dañ koy jox ay nit loola dañ koy calculer selon la zone loolu la ñuy wax surface corrigée su fekkee dañu sukkandiku ci xayma yooyu ba tey zone yi nga xamante ne moom mooy dëkkuwaay yi tey dafa war a doon zone yu nga xam ne dañ ko référencé mais tey loolu yëpp amul li ko waral wala bu amee it appliqué wuñu ko kon jafe-jafe am na fan la ñuy situer les responsabilités yi li nga wax dëgg la tey ci secteur boobu daf ci am ñu nga xamante ne ñoo waroon a dogal ñoo waroon a atte ñu ci bëri ci ñooñu boo seetloo ñoom moom immeuble yi nekk biir Ndakaaru justement kon jafe-jafe day am ndax ñi nga xamante ne tey bis boo demee assemblée nationale war a jàllale ab loi ñoom ñooy jaaraat ci suuf nekk benn lobby am pression ci nguur gi ñooñu ñoom moom tey kër yu bakkane yi ngay gis immeuble yu baree bari ci dëkk bi loolu nag tax na ba kenn mënta organiser secteur boobu courtier yi ñu bàyyi leen ñuy def lu leen neex teg ko ki nga xamante ne tey da ngay gis charge yu nga xamante ne ça incombe au bailleur ñu teg ko locataire bi aussi ngir bëgg fu mu dëkk rek tax na moom aussi mu nangu ko mais loolu dafa war a jeex moo tax mouvement de la demande sociale c'est un mouvement spontané bu jug bu nga xamante ne dañu bëgg tey fépp ci réew mi ñu dégg leen mais aussi déglu leen. est-ce que yéen xam ngeen à peu près bu ñu naree def ciblage bu ñu jëlee exemple Liberté 6 Grand Yoff Parcelles à peu près ñaata la ñuy joxe benn néeg. waaw loolu am na commission bu nga xamante ne liggéeyoon nañu ci commission boobu la nga xamante ne tënkoon nañ ko ci seen rapport dañ ko jébbaloon ministère du commerce. mais wax ñu ko ñu xam ko. waaw ci laay jëm boo ma dégloo dinaa développer. commission boobu la ñu tënkoon mooy dafa am zone yu nga xamante ne benn bu ci nekk dañ ko référencé par surface corrigée am ay techniciens. non waxuma lu loi bi wax de. dama wax li xew fu mu ne nii. fi ñu toll nii. dama bëgg xam à peu près ci localité ci zone yi ma la wax nii. ñaata la ñuy joxe néeg. très bien tey boo demee fu mel ni Médina néeg bu nga xamante ne yem na ci 4 mètres sur 5 nekk ci état bu normal am carreau nekk kër gu bees. lu mu néew da nga joxe 65 000 wala 70 000. ci néeg. yow day xamagoo ren lu xew ci dëkk bi ko. Médina mënoo fa am chambre moyenne de 80 000. non si 80 000 lañ lay wax. li may wax ni maa ngi jugee ci saytu boo xamante ne nii fi may wax yow démb la jeex. waaw saytu boobu daf ñu permettre ñu xam ci diggante Médina. Gueule Tapée ak Fass. boo xoolee foofu kër yi nga xam ne yëpp dafa bees ñu nekk ko mu nekk état bu normal ci xayma boobu la toll nee naa la néeg bu toll ci 4 mètres 5 mètres am carreau am toilette yu baax bu fekkente ne néeg bi kese nga jël loolu la bu amee balcon day dem ba 75 000 ba 80 000 ba la 90 000 su amee cuisine léegi nag moom la ñuy tuddee seen li ñuy wax studio yooyu mini studio du moins. genre dañ lay luwe néeg bi luwe la cuisine bi. très bien alors que c'est pas normal jafe-jafe yooyu nag du bailleur bi kese. moo tax tey l'État a la responsabilité notamment mooy ministère du commerce
loi yi nga xamante ne wala arrêté yi nga xamante ne jël nañ ko ñu mettre ko en application mais ñoom it dafa am jafe-jafe bu leen dal mooy ñoom amuñu le personnel qu'il faut pour faire appliquer la loi mais aussi ñi nga xamante ne ñooy louer ñooy locataires yi ñoom it parfois dañu nekk dans le besoin ba dootuñu xool li nga xam ne mooy seen wàlleef mais boo xoolee yoon dafa jël ay charges mu répartir leen ne charges yi ça incombe au bailleur charges yi ça incombe au locataire maintenant la différenciation de ces charges là doit être définie bu fekkente ne dafay am un contrat bu leen di lié en termes de location mais loolu ca njëlbeen wax dëgg yàlla léeg-léeg da ngay gis ki nga xam ne day loué day nekk dans une situation boo xamante ne il est obligé et plus même da ngay dem ba léegi jafe-jafe bu doy waar sa moromu sénégalais nekk citoyen comme yow nga ne man dootuma loué suma kër sénégalais te loolu lu doy waar la moo am quand même côté ay fépp ci dëkk bi muy loo xamante ne lu ñaaw la bu fekkente ne ki nga xamante ne da nga ko loué mu am ay jafe-jafe nekkoon ku régulier mais jafe-jafe yooyu dafa am lu la yoon wax du borom kër bii loué moo am sañ-sañ xool nu muy génnee nit dafa am yoon ay charte ak ay doxalin yu mu teg ngir organiser loolu mais léegi dem na ba mujj gi ñi nga xam ne ñoo waroon a régulariser normaliser le secteur ñooñu dafa mel dañu def lu ñuy wax fuite de responsabilité dañu daw seen ay responsabilité bàyyee ñi nga xamante ne ni mooy lobby boobu ma wax ñoom ñoo am xaalis tey investir ci kër yi te tey nag léegi dañu seetlu blanchiment d'argent bi yépp mais Amadou ndekete qu'en est-il de ci immeuble yi la nekk nga xam ne bailleurs yi dañ koy wax quand même parce que ñoom plutôt sort que ciment bi dafa cher fer bi dafa cher terrain bi ñuy jënd dafa cher donc bu ñuy liggéey c'est pour après am dara jox seen njaboot donc état aussi dafa war a mën a bàyyi xel loolu pour après ñoom aussi ñu mën a yombalal askan bi location bi xam nga loolu du lay réew yi ci àdduna bi ville yi Dakar mooy juróomeelu ville bi nga xamante ne ni te nee nañ sax yéegaat na ba ci ñetteelu ville bi gën a cher ci àdduna bi tey seetlul 80% des Sénégalais ils ont l'envie de venir vers la capitale mais bu fekkente ne ñoom ñiy ñëw yëpp tey boo seetloo jafe-jafe bi état am dëgg-dëgg mooy ñëpp bëgg nañu ñëw Dakar mais ñëpp mënuñu loger dans les mêmes conditions jafe-jafe bi état am mooy secteur boobu tant que normalisé wuñ ko ci kaw état lay këppwaat parce que kenn ku nekk ci sénégalais yooyu jàpp nga ne boo amee jafe-jafe état moo la ko teg effectivement l'état est responsable parce que c'est l'état qui n'a pas organisé le secteur su ko organisé woon tey ba jaarale ko yoon ba bailleur bi dootul imposer locataire bi lu jaaduwul train de vie wu doomu aadama yi dana changer dana changer d'abord parce que li njëkk ci nit ki mooy fokk nga fay foo dëkk soog a dund ñëw ak leneen ñëw mais loolu bu fekkee ne dafa ñëw gën a métti sax la nga doon dundee effectivement jafe-jafe yi day yokk mais normaliser boobu est-ce que dina yomb Khoudoss sachant que produit yi cher na et tout état je pense que intervention moom war naa mën a bëri pour xëy na yombalal li nga xamante ni moo di askan bi est-ce que dina mën a concret loolu effectivement parce que l'état loolu mooy rôle am mënuñu dagg nit ñi seen ay taxes mettre état dans toutes ces conditions là muy fay ñuy fay taxe attention bari na fi ñoo xam ne dañuy joxe location dans la clandestinité duñu fay taxe moo tax ma ne damay dut baaraam état c'est à sa responsabilité de trouver de se doter les moyens qu'il faut pour aller maintenant régler loolu parce que loolu lay wax fuite de responsabilité bi foofu laa koy situer mooy état tey am na ay niche d'argent ci immobilier bi yoo xamante ne war nañ ko mën a dem jëli mais naka lañ koy jëlee képp kuy louer immeuble war nga nekk ak yoon parce que contrat yooyu dañ ko war a enregistrer ji impôt agence yi sax amuñu yi ñu ci bëri amul déclaration mbay laay def mel ni donc jafe-jafe yaa ngi noonu courtage bi moo njëkk a jaarul yoon da ngay gis benn sàmba wala demb bu xëy rek ci koñ xëy ne courtier la ne yow bu fekkente ne da nga bëgg néeg il faut que nga jox ko 3e mois bi te leen lay def bu lay dem di visiter il faut que mu obligé la 2000 francs 2000 ou 3000 ou 2500 c'est pas normal c'est pas normal bu pare léeg-léeg dañ lay yóbbu fekk néeg bi moom ci boppam xam na ne c'est pas disponible mais dans la journée il peut se faire beneen bi ci des mooy da ngay gis bailleur boo xamante day am këram bëgg a louer ay courtier saisir locataire bi de sorte que du am accès ci bailleur bi
bu boobaa ñoom ils sont obligés de parce que ñoom dañ koy dañuy partager parfois li nga xamante ne moom nga leen di jox comme troisième mois. Maintenant charge yooyu yëpp ñu jël ko affecté ko ci locataire bi warul dem ci locataire bi. 2 mois yi caution boobu noonu daf ci am lu nga xamante ne ñoom moom kii loué ak ki muy loué dañ ko war a séddoo. charge yooyu dañ ko war a séddoo mais tey sàggan nañu seetaan nañu ba jafe-jafe yooyu yëpp. ñu sëf ko. sénégalais bi nga xamante ne te 80% des sénégalais boo seetloo. tey ci foofu la ñu toll parce que ñi ëpp ci ñun ay ndaw lañ. ñi ngi toll ci wut amaguñu ay kër. ñi ngi wala am nañu terrain tabaxaguñu mais boo gisee loolu yéex. ci suñu dund par rapport ak revenu yi ngay am charge yi ngay am dajale bi nga bëgg a def. conditionnalité yooyu ñu la teg dafa métti. li ngay fayeeku yëpp. day yem ci location loolu nag bokk na ci tey li jafeel dund gi ci réew mi te loolu l'État kese mooy responsable amul benn citoyen parce que l'État moo am monopole pouvoir ak sañ-sañ pour organiser loolu bu demee ba organiser wu ko kon c'est sa responsabilité qui est engagée. D'accord. Khoudoss man damay intervenir rek ci mu ngi wax lu am solo. mais tamit Khoudoss laal na sànq point bu am solo. tey am nañu ci bëri ñoo xam ne dañuy tabax seen kër. R+3 wala 4 jox ko seen benn jarbaat. muy fayeeku encaissé chaque fin de mois kër gi di génn ay millions te dara du dem ca impôt ba même commune maire bi nekk ci koñ bi sax daf koy xam mais day croiser les bras. te dañ ko war a signaler. Dénoncer ko aussi tamit. seen association bi fan ngeen toll ci ñi nga xam ne wàññi naan location bi mais da nga koy def exprès da ngay fekk benn Khoudoss nga def exprès génn Khoudoss pour mën koo luyewaat keneen yokkaat ko loolu dafa war a am suivi du question ni wàññi naan location bi rek tey jii kër yi bi ñu wàññee location yi kër yi ñu luye woon ñu ci bëri borom kër gi fexe na ba def exprès ba génn locataire dafa nekkoon ne day defaraat luyewaat ko lu gën a cher la ñu wàññi woon te amul benn suivi kon maanaam wàññi location bi dañ koy wax nii rek mais amul benn suivi amul benn te boobu ba tey dégguñu nit ñi wax aussi tamit dégguñu benn coppeekutu am ci daal. yoon foofu jox na yokk ci ñaan président de la république. surtout Macky Sall. parce que saa su ne su waxee rek ci location bi. bailleurs yi dañuy profité génnee locataires yi. parce que dañ naan dina am lu bees. kon balaa lu bees bi di am. bàyyi ma génnee ñi. bu ko defee ma augmenté waat bu ko defee li war a ñëwaat man su ma naree wàññi dama koy rattrapé ci kii bi beneen mbir mi nga xam ne itam seetlu nañu ko Amadou Sow mooy non seulement ñenn ñi du ñu nangu louer sénégalais yi mais bu fekkee dañuy louer sénégalais yi dañu lay laaj bu fekkee ni yow am nga soxna par exemple mën nañ naan jeune couple mais bu fekkee teg nga ci rek am naa benn doom ñu ne non déet duñ la loué bu dee ñaar doom moom boo ko amee ndakaaru gi am nga problème parce que pour nga am kër fi ngay loué c'est un sérieux problème kenn du la loué parce que du ñu bëgg nga nekk ci kër gi peut-être déranger la li ñuy bëgg mooy nga ñu loué loola boo xëyee nga dem par dimanche rek ngay nekk ci kër gi beneen mbir mi mooy bu fekkee sénégalais la dañ lay laaj lan ngay liggéey sa bulletin de salaire ay détails yoo xam ne amul fenn bu fekkente ne nag étranger la seen yoon nekku ci kon man ngaa def ci kër gi lu la neex duñ la laaj foo jóge duñ la laal looy liggéey duñ la laal fan nga bàyyee ko seen yoon nekku ci l'essentiel que fin du mois ñoom nañu encaisser rek mais Khoudoss li gën a pire sax tey jii da ngay man boobu moom daf may rey man rapidement ndax parce que da ngay ñëw ñu laaj la caution 3 mois léegi amatoo fa 3 mois de caution 2 mois nga fa am ndax 1 mois bi tey dañ koy séddoo xaw ma nan lañ koy def non la location est payée d'avance buñ la laajee 3 mois courtier bi day jël 1 mois bi lekk boobu moom yow am moom mooy tëj ci dara beneen 1 mois bi mooy sa caution pour booy génn bu fekkente ne dafa am loo fa yàq ci kër gi wala ay jafe-jafe am fa charge yooyu yëpp borom kër gi da koy téye pour en cas wala nga jékki-jékki weer deewul parce que weer boo tëdd da nga koy fay bala ngaa tëdd moo tax boo joxee 2 mois 1 mois bi jàppal ne mooy sa weer bi ngay tàmbali tey boo joxee caution fin du mois da ngay fay ça devait être le contraire da nga waroon a tëdd ba mu jeex nga fay ñu bàyyi fa sa caution mais tey jafe-jafe bi am yëpp mooy
secteur bi amul normalisation te dañu bàyyi dafa am ñu nga xamante ne man damay tuddee ne ñoom li ñuy def en quelque sorte arnaque la. arnaque la. waaw parce que tey li ngeen wax mënoo bëgg a investir ci wàllu immobilier te amoo un business plan bu leer ça veut dire que c'est pas sérieux li ngay def. boo jëlee lu toll ci 30 à 40 millions nga koy def ci bâtiment di investir da nga war a am tableau de bord bu réel mooy li ngay louer da nga war a xam naka la demee. naka la ci lan la ci yoon wax. lan mooy sa ay prévision lan mooy sa ay charge. am na solo. à partir de là. doo sonal kenn du la sonal. bu fekkente ne nag da nga bëgg a teg da nga dem tegoo loo xamante ne c'est pas normal. nga bëgg a surexploiter un locataire pour fay banque loolu yow yaa am problème. mais c'est pas le locataire. parce que le locataire. am na loo xam loolu yëpp li koy indi mooy l'État moo faillir à ses responsabilités. dëgg la su fekkoonte ne. l'État fexe na tey ma wax la li nekk ci immobilier tey ci wàllum xaalis. ci alal ci manne financier li ciy tourner autour. comme chiffre d'affaires c'est énorme. c'est énorme ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ça se voit que débat bi intéressant na ah vraiment et c'est d'actualité sénégalais sonn nañ bu baax mais certainement di ngeen gën a am beneen tribune wala nga ñëwaat fii sax ngeen gën ko yaatal bu baax. comme que nee na ñu ngi ci benn processus de saytu. boo leen paree nga ñëw. ñu wax ci résultats yi nga xam ne am ngeen ko ci location bi nu mu demee. parce que loolu tam dafa nekk benn sujet de demande sociale. jërëjëf loolu A2CN Action citoyenne pour la consommation et la normalisation. ñoom ñoo ci nekk di ci liggéey. ci wàllu immobilier bi parce que dañu bëgg chaque fois tase woon nañ. ak ñi nga xam ne ñooy patronat bi. ginnaaw Covid bi waxtaan ak ñoom ak Maître Massokhna Kane pour indi xalaat par rapport ak situation dëkk bi. après pandémie bi mais ci wàllu immobilier bi aussi bëgg nañu defaat jàngat bu mel noonu. ci beneen wàll muy le côté numérique nga xam ne c'est économie la tey gouvernance digitale économie numérique boobu nga xam ne tey askan wi ñi ngi ciy dund situation yu métti demal xool la question concernant l'ARTP et la Sonatel am na solo la Sonatel Amadou Sow di nga ñëwaat yow moom il faut nga ñëwaat parce que lii dafa intéressant bu baax ñu lay jaajëfal sa présence ci plateau bi Khoudoss Chéri Hadja ñu lay jox rendez-vous mardi prochain inchallah